الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، أيها الحضور الكريم، أيها السادة، نحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف في هذه الصباح باستضافتكم في هذا الصرح الجوهرة في قلب هذه المدينة، وهذا الصرح بتمويل خيري من دولة الكويت الرسمية والشعبية، حيث أن هذا المجمع التعليمي تبرعت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، جزاهم الله خيرا وحفظ الله أميرها وشعبها، وكذلك بتبرع المحسنين في دار الأيتام بواسطة جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية. وقبل أن تبدأ الفعاليات أو نبتدئ بافتتاح الفعاليات بقراءة آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب إسماعيل كه من دار الأمة بإشراف الأستاذ صالح جا. mbokk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي am tey mbégte di dalal seen jëmm yu tedd yi fii ci biir Kër Massar. dina ñëw ci présentation bi ci liggéey bu am solo bi, waaye bala ñuy tàmbalee incha allah ñu woo benn xale ñu ubbee jotaay bi alquranul karim, kàddu gi gën ci kàddu yëpp, ñëpp gis ci seen bopp incha allahu taala. ñu woo xale bu wax Ismaila Ka mu jógee daarul umma mu ñëw jàngal ñu ko. Ismaila Ka falyatafaddal mashkura. وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سئلت بأي ذنب وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله فيكم. nañ tudd yàlla te wàññi tàccu yi ci
jotaay bu mel nii. shukran jazakumullahu xayran ayadakumullah wa jazallahu xayran shuyukhaka incha allah. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon ci alquran jooju ci la ñuy déclarer solennellement démarrage activité inauguration ñaari centre yi. ni ñu bëggee jotaay bi tëddee ko mooy bëgguñu mu yàgg, ñeenti kàddu rek moo am lañ fiy joxe bokk wala juróomi kàddu bu njëkk bi mooy directeur exécutif ONG RPK, association pour la renaissance de la patrimoine islamique et l'expansion de la culture islamique au arabe au Sénégal, Cheikh Daouda Aïdara, nga xamante ni mbooloo mi ngànk liggéey bi doon liggéey fii moom mii moo ko jiite. suñu paree jox kàddu gi kenn ci représentant association islamique yi fi teew, docteur Mouhamed Habiballahi Sy, waxal leen ñoom ñëpp. suñu noppee jox waa IA ñoom ñi nga xamante ni njàngale mi ñoom ñoo ko ŋànk fii diggante Pikine, Kër Massar, Thiaroye, Guédiawaye. Mouhamed Lamine Diop ñëw na ànd ak IF Mouhamed Sarr. suñu paree ñu jox monsieur Talal Achimari, consul de l'ambassade de l'État du Koweït à Dakar, mi ngi nii incha allahu taala. nga xam ne liggéey bu rëy bii ngeen di gis ak yeneen liggéey yu bari yu ngeen di gis, tableau bu ngeen fi gis ci Sénégal ñu bind ci ONG RPK, muy jàkka muy teen muy lu mën a doon, réewam ba mu jógee muy État du Koweït ñoo ko financé ba ci ñaari complexe yu mag yi. suñu noppee nag jox honorable Moustapha Mbeng, député maire bu Kër Massar, moom mi nga xamante ni lu njig njaaga mooy njaag, ñëw dalal ñu fii ci gox bi, dalal ñu ci RPK, yaatalal ñu moom équipe municipale am. suñu paree mu jox ko kàddu. suñu noppee foofu la kàddu yi di yem. xam ngeen ni circonstance bi ñuy toll laajul yenn jotaay yu yàgg yi. suñu noppee fii lañ bëgg a jaar. bu ñu jaaree nii dugg visiter orphelinat bi, suñ fa noppee ñëw ci bunt bu mag bu centre bi dagg ruban bi, monsieur le maire ak son excellence dagg ruban bi. suñ paree ñu visiter tamit locaux centre bi. suñ paree ñu may gan ñi ci kaw ak yenn gan yi ñu def yéen a leen woo yéen waa Kër Massar ñu defal leen benn cocktail incha allahu taala mu yem foofu. defe naa di ngeen ñu may loolu. جزاكم الله خيرا. إذا نتشرف في هذا اللقاء السيد طلال الشماري، القنصل والممثل لوفد السفارة دولة الكويت في دكار. نرحب بكم أيما ترحيب في بلدكم السنغال. والمنظمة سيأتي إن شاء الله الشيخ داود، ولكن باسم الشعب السنغالي كلهم مدينون بالخيرات التي تأتي من دول العالم الإسلامي والعربي، ولكن خاصة من دولة الكويت بمؤسساتها الرسمية والشعبية والجمعيات الخيرية الموجودة فيها. ونشكر حضوركم رغم الظروف التي تمر بها أو يمر بها العالم، ورغم الأعمال المتراكمة عليكم وضيق وقتكم، لقد تحملتم مشقات التنقل إلى هذه المنطقة، منطقة كر مسار. وإذا الكلمات تكون كالتالي: الافتتاح والترحيب بالشيخ داود حيدر، رئيس أو المدير التنفيذي لجمعية إحياء التراث الإسلامي ونشر الثقافة العربية في السنغال. ثم كلمة الجمعيات الخيرية سيقرأها أو سيلقيها الدكتور الشيخ محمد حبيب الله سي باسم الجمعيات الإسلامية. ثم كلمة السلطات التعليمية والإشرافية التربوية في المقاطعة، إذن سيلقيها السيد محمد الأمين جوب، ثم المفتش. ثم كلمة السفارة
سيلقيها علينا السيد طلال الشمري، ثم في الأخير كلمة رئيس البلدية السيد مصطفى مبنج. وقبل ذلك ننوه بأنه لقد حضر معنا في هذه المناسبة كل السلطات في المنطقة. إذا حضر الجمعية الإسلامية، مؤسسة دار الإيمان موجودة معنا بشخص الدكتور محمد حبيب اللايسي، وكذلك دار الاستقامة بشخص رئيسها الدكتور سيرين إلمان جاي مع الوفد المرافق، وكذلك حركة شمس الدين برئاسة الشيخ عمر جاي، وكذلك جمعية مصعب ابن عمير كذلك برئاسة الشيخ محمد جاي، وكذلك المجلس الوطني لجمعية الخيرية في السنغال برئاسة الشيخ محمد يوف والأستاذ محمد بابا جاي، وكذلك الجمعيات الأخرى الموجودة معنا، كذلك رئيس الأئمة في المنطقة موجودة. وكذلك حضر وفد جماعة عباد الرحمن برئاسة لمن جوب كذلك موجود معنا في هذه الحفلة. كذلك لقد حضرت معنا في هذه المناسبة ممثل السلطات الصحية في المنطقة، les représentants du service d'hygiène à Keur Massar. كذلك لقد حضر السيد عبد الجيران مستشار التربوي، كذلك محمد سار الممثل للسلطات التعليمية، كذلك السيد محمد أمين جوب ممثل السلطات التعليمية، السيد مدام بينغ ممثل السلطات الصحية في المنطقة موجودون معنا، محمد جوف كذلك مستشار والمسؤول عن الشؤون الدينية في المجلس البلدي، محمد عبد الله جخته مختار منطقة إنيتي 12، كذلك السيد مصطفى سال الإمام في مسجد إنيتي 12، إبراهيم جوب ممثل جماعة عباد الرحمن، الإمام مالين يانغ رئيس الأئمة في المنطقة في منطقة بكين وكر مسار، صالح جا ممثل جميع المختارين في كر مسار، وكذلك محمد أبا بكر سي. كون ñoo ñi nga xamanteni ñom ñoo fi teew. كذلك لقد حضر هنا في الجلسة ممثل المجلس أو الهيئة العليا للوقف في السنغال. تعرفون في البلاد الإسلامية وجد هناك وزارات أوقاف، والسنغال إن شاء الله على الطريق، ولكن في البداية عندنا مؤسسة رسمية وهي الهيئة العليا للوقف، وقد حضر مدير الهيئة السيد راسين با. وتقولون دي خمان اللي تيونا في le directeur de haute autorité du waqf comme moom itamit mi ngi nii di monsieur Racine Ba ak mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoo fi teew ànd ak docteur Ahmed Amin Aaj, kon ñoom tamit ñu ngi nii teew. kon kaddu gi tardé, kon dañ koy jox directeur exécutif monsieur Chérif Aïdara mu joxe ak kàddoom. Rahmaan Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Distingués invités, à vos rangs et qualités, mesdames et messieurs, je voudrais à mon nom propre et au nom de l'ONG APK remercier la commune de Keur Massar pour cette belle mobilisation, en particulier les Ndeye Dara, mais aussi et surtout l'honorable député maire Moustapha Mbeng, ici dans ce nouveau département de Keur Massar, dans le but de contribuer au renforcement de l'éducation et de la formation de la jeunesse qui porte nos espoirs de demain. Comme dit l'adage, l'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. L'autre dit éduquer, c'est faire des vies. Ce projet de complexe scolaire est construit par l'ONG RPK, financé par l'État du Koweït à travers le ministère des Awqaf et des Affaires islamiques de l'État du Koweït. Il vise à renforcer le capital humain, à offrir un enseignement, apprentissage de qualité et une bonne éducation basée sur nos
valeurs culturelles, sociales et religieuses. Et enfin, faciliter aux populations un accès aux infrastructures scolaires adéquates de proximité. Mesdames et messieurs, distingués invités, le complexe scolaire que nous allons inaugurer avec un régime d'externat et d'internat est constitué des cycles suivants: le préscolaire, l'élémentaire, le moyen et le secondaire. Il est composé d'un bloc de 12 classes de l'enseignement général entièrement équipées d'une salle des professeurs, une salle pour la formation professionnelle et une salle informatique équipée de 30 ordinateurs. Et un orphelinat avec 10 dortoirs, car une éducation inclusive, équitable, de qualité pour toutes et tous ne constitue pas seulement un droit humain inaliénable, elle est aussi un gage de développement harmonieux et durable de nos sociétés. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'ONG ARPIECA est une organisation humanitaire dont ses actions touchent l'étendue du territoire national. Nous travaillons inlassablement pour le bien-être des populations. En effet, depuis 2006, plus de 1791 projets sont exécutés à travers tout le Sénégal, avec la construction de 59 centres d'enseignement islamique et de santé, de 2 orphelinats, de 291 mosquées, de 880 puits avec pompe électrique et 204 puits traditionnels, de 88 forages pour permettre aux populations l'accès à l'eau potable dans des zones qui en ont formulé la demande. Sans compter avec les actions humanitaires comme la distribution de 380 bêtes immolées pour les populations durant les fêtes musulmanes, où plus de 3000 familles vulnérables sont touchées par ces actions caritatives. Sur le plan sanitaire, l'ONG a effectué plusieurs opérations de cataracte dans un programme de lutte contre la cécité, et plusieurs milliers de personnes ont bénéficié gratuitement du traitement dans des structures de santé. Pour contribuer au relèvement du plateau technique de certaines structures sanitaires, l'ONG ARPIECA a effectué plusieurs donations de matériels médicaux et même dans des lieux d'apprentissage de Coran comme le Dara Mame Diarra Bousso de Prokhane, qui a reçu récemment un conteneur de 40 pieds en matériel médical. Dans le cadre du programme de prise en charge des couches vulnérables, l'ONG ARPIECA organise durant l'année au moins 3 cérémonies de distribution des allocations financières pour 1280 orphelins, pour leur prise en charge scolaire, ainsi que 70 étudiants et prédicateurs reçoivent des aides et des dons. Toutes ces actions caritatives ont été rendues possibles grâce à la générosité des bienfaiteurs de l'État du Koweït, à ses organisations caritatives et aux membres de son ambassade basée à Dakar. Et tout cela témoigne de la sérénité, de la relation entre nos 2 pays qui est toujours au beau fixe. Je saisis l'occasion pour remercier l'ensemble des partenaires financiers de l'État du Koweït qui nous accompagnent à améliorer le bien-être des populations à travers des actions caritatives. Soyez une fierté pour l'Institut et à vos parents pour votre éducation. À vous, le corps enseignant, nous vous confions l'avenir de demain. Faites-en des têtes bien faites. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها السادة، السيد راسن با المدير الهيئة العليا للوقف في السنغال، السيد محمد لمين سار ممثل عمل الإيف بدكار، والسيد محمد لمين جوب ممثل المفتشية الأكاديمية أيضا في بكين جيجاواي، والسيد طلال الشمري الملحق دبلوماسي بسفارة دولة الكويت، السيد وأمدة البلدية سيد مصطفى مبنغ النائب في البرلمان. أيها السادة ممثل الجمعيات الإسلامية والأئمة، نحييكم جميعا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأصالة مني ونيابة عن الأمين العام لجمعية إحياء التراث الإسلامي ونشر الثقافة العربية السنغال، وكذلك كافة أعضائها، يسرنا في هذه المناسبة، مناسبة افتتاح هذا المجمع، مجمع دولة الكويت، بتمويل من الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، أن نرفع هذه الكلمات التي فحواها ومغزاها ومرماها ومعناها تشكرات تجاه هذا الشعب المعطاء، تجاه هذا الشعب المجبول على تقديم يد العون لإخوانهم في جميع أسقاء الأرض وخاصة في السنغال. فهذه الأياضي البيضاء ظاهرة وضوح الشمس، وخير دليل هذا الصرح الذي أمامنا والذي سنفتتحه بعد قليل، وبجانبه أيضا دار للأيتام بتمويل أيضا من المؤسسات الشعبية الكويتية وهي جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية. فإن هذه الجمعية بالنسبة لجمعية إحياء التراث أنشئت منذ 1996 وزاولت نشاطها حتى 2006 حصلت على رخصة كمنظمة غير حكومية ONG تعمل. وقد قامت هذه الجمعية بإنجازات كبيرة وعظيمة، ويمكن أن نقول لهذه الإنجازات 95% كلها جاءتنا من دولة الكويت. فإجمالي المشاريع المنفذة منذ أن جئت إلى إدارة هذه المنظمة 2006 إلى اليوم نفذنا 1791 مشروعا، وإذا فصلناها بالمساجد بنينا 291 مسجدا. بالنسبة للآبار السطحية 521 بئر سطحي، والآبار التي في المدخة والتي تكثر في ضواحي دكار وكثير في كرمسار تياون بل وما جاورها تقريبا 880 بئرا. وهناك مراكز مثل هذا المركز وغيرها مراكز متفاوتة، بعدها 3 فصول، بعدها 6 فصول، بعدها 12 فصل. فإجمالي هذه المشاريع والمراكز 59 مشروعا. إذن فهذا جزء من الإنجازات التي قامت بها هذه الجمعية، ولكن بواسطة الجمعيات الكويتية والتي ساهمت وقدمت وبذلت الغالي والرخيص حتى حصلنا على هذه الإنجازات.
على كل حال تقصر الكلمات أن تعبر وأن تقدم كلمات الشكر تجاه هذا الشعب الذي لا تزال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ أميرها ويحفظ حكومتها، وأن يجعلها أن يحفظها من كل مكروه وسوء. والأمر الآخر أيضا نقدم تشكراتنا العزيزة للسيد مصطفى مبنغ الذي منحت لنا هذه القطعة من الأرض حتى أقمنا فيها هذا المشروع، وبجهوده وبصالته حصلنا عليها، وإن كان هناك معارضة في البداية ولكن في النهاية كلهم نزلوا ووافقوا على بناء هذا الصرح. على كل أن نشكر السيد مصطفى مبنغ ونقول جزاك الله عنا خيرا. فبهذه أظن ممكن أن نختصر على كل أن كلمتنا بهذه الكلمات، ñu wax rek mbokk yi fi toog ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam. gis nañ leen yéen ñëpp, waaye daal ci gàttal gannaaw bu ñu waxee suñu discours ci français ak arabe, waaye li ñuy wax rek ay kaddu cant la, kaddu ngërëm yoo xamante ne mënta ñàkk, rawatina ci jëmm ji nga xamante ne mooy honorable député Moustapha Mbengue ci taxawaayam bu rafet ci suuf si nga xamante ne moo ñu ko jagleel bañ ci mun taxawal li nga xamante ne moom mooy projet bi. muy loo xamante ne njëriñu ñëpp la, di njëriñu Kër Massar tamit. jëmul ci poche am, jëmul ci sama poche, waaye suñuy doom ñoo fiy jàng, ñoo koy njëriñoo. ñu andi lu mel nii ëpp na ñuy ne dañ koy sànni wala di ko xeexee nit. taxawaayam rafet na ci, mënoon na gedd, waaye nag ñu ngi koy sant, gis nañu taxawaayam. yàlla rek moo yor payam. ñu ngi koy ñaanal yàlla nag, yàlla na ko yàlla sàmm, moo xam lu muy yóotu yàlla na ko yàlla yombalal. donc bu ko defee rek ñu delluwaat tamit di sant suñu mbokk koweïtiens yi à travers ki nga xamante ne mooy seen consul moo représenté c'est Talal Chamari, di ñoo xamante ne wax dëgg yàlla bu fekkente ne ONG RPK jot na def ay réalisation, mun naa ne à 95% ca dëkkam la jógee, ca Koweït la jógee. bu ñuy xool li ONG bi réalisé de 2006 ba tey, mooy bi ma ñëwee ci direction bi ba tey réalisé nañ lu tolloog 1791 projet yëpp nag. jàkka ngi ci biir, teen a ngi ci biir, centre mu ngi ci lépp. 1791 projet. bu ñu ko doon bennal, bu ñu doon xool jàkk yi kese, lu jiitu woon loolu ONG baa ngi doon association baa ngi doon réalisé def ay jàkk ak yooyu. waaye man dama leen jëlee rek de 2006 ba tey lu ko jiitu woon amoon na li fi nekkoon, amoon na actif ay jàkk yi mu fi tabaxoon, daanaka ëppoon na 50 jàkk wala 70 jàkk jëm kaw, sans compter yeneen centre. mais man damay wax de 2006 ba 2020 nombre de mosquées yi ñu réalisé mu ngi toll ci 291 mosquées à travers le Sénégal. bu ñu doon xool teen yi nga xamante ne mooy teen yu traditionnel yi, teenu jukki mu ngi toll ci juróomi téeméer ak ñaar fukk ak benn 521. teen yi nga xamante ne ay teenu pompe la, léeg-léeg mu nekk électrique, bëri na ci banlieue bi ñu ko fiy gis, moo xam fii la Kër Massar, moo xam Tivaouane Peulh la, moo xam Malika la, foo dem ci banlieue bi di nga ko fa gis. teen yooyu tamit bëri na nga gis fa tableau RPK, daanaka mun nañ ne toll na ci 880 teen yoo xamante ne defar nañ ko. bu ñuy xool centre yi ñuy tabax éducatif yi, moo xam centre yu rëy yu mel ni, am nañu yeneen centre yu gën a tuuti yoo xam ne 3 salles de classe lay am direction. am nañu centre yoo xamante ne 6 classes la ak direction ak li mu àndal. waaye daal yëpp buñ ko boolee ak poste de santé yi ñu tabax dina toll ci 59
donc lii ci gàttal rek boo gisee ñu mun ko def ñu mun ko réaliser c'est grâce dégg nga da ci financement bi nga xamante ne mooy jógee ca l'État du Koweït te ñuy sant yàlla tamit di sant l'ambassade du Koweït ndaxte ñun ñi nga xamante ne ONG lañu le fait que suñuy virement di jaaree ca ambassade ba loolu dañuy setal wan ne ñun ci li ñuy liggéey ci lu leer la loolu tamit ñu ngi ci sant di remercier li nga xamante ne mooy l'ambassade du Koweït ak jàppale bi nga xamante ne ñu koy jàppale ci liggéey bi donc ci gàttal rek ñu ngi sant ñëpp gis nañu seen teewaay gis nañu tamit seen temps bi nga xamante ne dog ngeen ko ñëw bokk ak ñun li nga xamante ne mooy mbégte bi suñuy partenaire yu mel ni monsieur Racine Ba di haute autorité de waqf nga xamante ne complexe yëpp bi ñu koy tabax tamit waqf la kenn moomu ko donc lii tamit ñoom it am nañ ci liggéey lii ci patrimoine boobu lay dugg ci patrimoine waqf nga xamante ne moomeelu l'islam la moomeelu jullit yi la donc bu ko defee gis nañ fi association islamique yi moo xam Ibadur Rahman la Daarul Istiqaama bëgguma lim waaye daal bu ma tuddee noonu daanaka yóbbaale naa ñëpp gis nañu tamit aima yi gis nañu bàjjenu gox yi ak ndey daara yi ñu ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm kan fàttewuñu kenn donc bu ko defee rek incha allah docteur Mouhamed Habiboulaye Sy borom daarul iman te xam nañu ne élève am moo doon champion du monde ci njàngum alquran mu ngi fi toog dina jël kaddu wutu li nga xamante ne mooy association islamique yi. mooy directeur institution daarul iman bi nga di débuté Mouhamed Moustapha Diallo directeur champion alquran mondial kon mooy war a jël kaddu idan nu'ti al-kalima li Sayyid الدكتور محمد حبيب اللاسي رئيس مؤسسة دار الإيمان يلقي كلمة نيابة عن جميع الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الحاضرة. وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Honorable député, Monsieur le maire, Son Excellence consul de l'État du Koweït, mboolem ñi fi toogal fii gouvernement bu Sénégal. mboolem kilifa ñi fi toog ci tant bi ci ay góor di ay jigéen sunu mboolem rakk ñi fekkee jataay bi ci turu association islamique ñi nekk fii ci Sénégal bokk ci njàngale mi bokk ci taxaw ci école yi ak daara yi nekk ay partenaire ci RPK te Daouda Chérif Haïdar nekk ci bopp bi moom ak sunu mbokk di doomi ndey docteur Mouhamed Habib Diallo xam ne mooy ambassadeur bu toogal Sénégal fale ci Qatar ak mbooleem ñi ànd ak ñoom ci liggéey RPK yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu l'islam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi kontaan nag bu baax a baax wala ñu ngi kontaanaat encore bu baax a baax ndax lii saa su nekk mën nañu wax jamono ju nekk fu ñu nekk ci Sénégal ñu ngi gis ñu ngi dégg ñu ngi teewee ay réalisation yu am solo yu jëm ci population bi di Sénégal jëm ci askan wi te RPK réalisé ko RPK daal dañ leen di bàyyi ak yàlla rek ñaanal leen yàlla guddal seeni fan ànd ak wér gu yaram ñoom daal bàyyiwuñu benn sénégalais lu dul ñu ngi leen di leen jàppale leen ci ndox bu ñuy naan wax nañu fi ay téeméer ci ay teen di ay pompe di ay mini forage di ay forage waaye askan wi RPK ñu ngi tabaxal seeni doom ay centre yu ñuy jàngee ay école ay daara fu nekk rek ci région du Sénégal
da nga fi gis ay daara yu bëree bëri ay complexe scolaire yu bëree bëri yoo xam ne RPK ñoo ko réalisé waaye RPK bàyyiwuñu waa Sénégal askan wi ci seen wérgu yaram ñu ngi leen di faj ñu bëree bëree tey seen cataracte bu ñu amoon ginnaaw yàlla RPK ñoo leen taxaw ba jëlee fi ñu bëree bëri lu ñu doon jooytu ci loolu jëndal leen aussi ay lunettes dimbali leen ba seen dundu jaar yoon. kon nag ñun ñi bokk ak RPK liggéey bi ñu nekk ci association yi nekk ci daara yi nekk ci centre yi nekk ci complexe scolaire yi ñun de ñu ngi rafetlu liggéey bi bu baax a baax a baax a baax wane ne ñu ngi seede kat waa RPK lu ñuy jëlee fale ci Koweït ñu baax ñooñu di jàppale Sénégal waaye jaare ci ambassade du Koweït bi fi toog di leen ko jox ñu ngi seede kat loolu mu ngi delluwaat ci askan wi delluwaat ci ñoom ci lekk ci naan ci jàng ci formation ci taxawu leen fu nekk rek ñu ngi leen di taxaw nee naa leen région Sénégal yëpp foo dem rek nga gis fa ay tableau yu bëre fekk nga gis ci RPK ak seen i partenaire waaye honorable député monsieur le maire ñu ngi la bëral cant bu baax a baax a baax man bu ñuy ñëw fii di teg xeer bu njëkk bi fekke naa ko gis naa sa taxawaay waaye gis naa askan wi tamit nu ñu ci ànde ak yow nga jël lu tolloo ni nga woolu RPK jagleel leen pour ñu liggéeyal ko askan wi ñu mel ni yow daal yàlla ñu bare ci Sénégal rek di yëkkati daal ay béréb yu yaatu yu yanj fu askan wi dëkk di ko jox RPK ñu ciy réaliser loo xam ne njëriñ li du ci kenn moo ko jël ku dul askan wi kon yàlla borom bi jàppale la ak ñi ànd ak yow. gouvernement bu Koweït nag ak askan wu Koweït ñoom fu ñu nekk dañu leen war a ñaanal ndax wax dëgg yàlla Koweït de mun nañu wax ne réew bu ndaw la ci réewu arab yi wala réew jullit ñi waaye lu fay jógee di dugg fii ci Sénégal boo koy xool boo koy comptabiliser da ngay yaakaar Koweït sax moo gën a mag ci réewu jullit ñi wala moo ëppale fii alal ñoom kat mosuñu fàtte seeni mbokk mosuñu fàtte seeni ñi ñu bokk diine ji bokk aussi nitee sax fu nekk ci àdduna bi rawatina nag Sénégal surtout man ci li ma xam rek lii RPK réalisé ci Sénégal comme léegi directeur bi nee na lu ëpp junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay projet te am na ci benn boo xam ne rek mun nga jël mu am ay téeméeri millions ku nañ mun nañu wax ne ay milliards yu bëree bëri moom la RPK indi fii ci Sénégal nag te jox ko ñi koy yellool kon nag yàlla borom bi yàggal li loolu am ci Koweït ci jàmm ak naataange yàlla mu yàggoo foofu tamit ci Koweït mbokk ñi nga xam ne nag ñoo fekkee jataay bi yéen ñëpp ñun ñi nekk ci association islamique dañu kontaan ndax dañu bëgg mbokk yi lu ñu xewal ñëpp dàgg seen activité ñëw fekkee ko ndax seede lu baax mbaax la seede lu baax mbaax la surtout nag ñoom wax dëgg yàlla li gën a neex ci ñoom bàyyiwuñu kenn ci ginnaaw fii sénégalais yi ñëpp ñoo jëriñoo ci li RPK di indi lijjanti indi ko ci Sénégal góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi jàngalekat yi imam yi formateur yi parce que ñëpp am nañu lu ñuy jëriñoo ci li jógee ci RPK kon nag ñu ngi ñaanal sunu mbokk mi di Cheikh Daoud Haydar ak sunu mbokk ma di docteur Habib ak ñoom Alassane Ba seen taxawaay bu rafet ci askan wi yàlla mu yàgg fii lool te ànd ak liggéey bu yàlla nangu borom bi subhanahu wa taala kon nag yéen ñi fi nekk ci autorité ñu ngi leen di dénk bu baax a baax jàppalante boo leen mën a jàppalante ak RPK ak loo leen mën a jàppale ci seen mission ñu ngi koy ñaan ko ci turu mboolem association islamique di ko rafetlu saadat al consul bi sifarat dawlatil Koweït fi Sénégal Talal al ustaz Talal al Chammari نحييك بتحية الإسلام كما قلناها باللغة المحلية أنا أعبر عن مشاعر جميع الجمعيات الإسلامية والشخصيات التي حضرت هذا الحفل البهيج الجميل نقول لك بأن هذه الجمعية وهي جمعية إحياء التراث الإسلامي ونشر الثقافة العربية في السنغال لجمعية نشهد على مصداقيتها وعلى وقوفها إلى جانب الشعب السنغالي في تنفيذ المشاريع الخيرية. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur le directeur exécutif de l'ONG Africa,
Monsieur Haïdar, Monsieur le consul de l'État du Koweït au Sénégal, Tolal Chamari, Monsieur le député maire de Keur Massar, Monsieur Moustapha Mbeng, au nom de l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, Monsieur Gana Sène, et en mon nom propre, je viens assister à cette cérémonie grandiose. Je viens assister à cette cérémonie pour vous exprimer notre fierté de vous accueillir dans notre académie. Des structures pareilles permettent d'élargir la carte scolaire de notre académie et d'enrôler beaucoup d'élèves et d'enfants qui ont besoin d'un droit fondamental qui est l'éducation. De ce fait, nous vous ouvrons nos portes grandement pour la bonne marche de cette institution. معالي قنصل دولة الكويت في السنغال، معالي رئيس بلدية كر مسار السيد مصطفى بنغ، معالي مندوب الجمعيات الخيرية الدكتور حبيب الله يسي، فنتشرف بحضور هذا الحفل الكريم نيابة عن المفتش الأكاديمي السيد غانا سين، ونحن مسرورون باستقبال هذا المجمع في مفتشيتنا، وهذا يمكننا بتوسيع الخريطة المدرسية، ونحن نفتح لكم الباب بمصراعيه ونرحب بكم لدفع عجلة هذا العمل الجليل إداريا وتربويا، ونشكر القنصل طلال شمري ودولة الكويت بهذا العمل القيم، وندعو الله لكم التوفيق والنجاح والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ma wax ci langue bi nu ëpp ci ñun li ñu dégg ginnaaw bi ma nuyu ki nga xamee ni mooy directeur exécutif bu ONG bi muy Seyd Haïdar, ma nuyu consul bi nga xamee ni mooy Talal Chamari di consul état de Koweït au Sénégal, ma nuyu le député maire monsieur Moustapha Mbeng, ma nuyu ki fi teewal représentant wu association islamique yëpp mu Cheikh Habiboulaye Sy, ci turu monsieur Gana Sène bi nga xamee ni mooy l'inspecteur d'académie bi fi teewal ministre de l'éducation nationale ci gox bi, ginnaaw bi ma ànd ak Seyd Mamadou Sarr mu jóge ci IEFu Kër Massar ak sëñ Talla Abdou Ngiraan mu jóge ci IEFu Kër Massar, ñu leen di wax ne académie bi inspection bi bëgg na lool ci teertu leen fii, bëgg na lool ci jëflante gi yéen, ndax liggéey bu màgg bi day permettre ñu gën a yaatal sunu carte scolaire, dana tax tam xale yu bari mën a def am seen droit muy droit wu éducation pour mën fee jàng. loolu dañ koy sante waa Koweït, dañ koy sante maire dëkk bi nga xamee ni moo joxe place bi bañ mu mën ko fee def. li muy tegtale mooy li sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggoon te mu jiital ko ci lépp. bi Asra Badr ñëwee mu ni leen seen njot mooy ñi ci mën a jàng fer ijji mën a jàngale, ñooñu ñu fexe ba seen njot mooy ñu jàngal yeneen doomi jullit. kon donc sayyidina Muhammad priorité la joxoon am jàng. loolu ñoom ñu participer ci joxe terrain bi, waa Koweït jàpp ci, sunu autorités yi commencé ci président de la république ak ministre de l'éducation ak sunu iya Gana Sène rafetlu taxawaay bi, di ñaan yàlla subhanahu wa taala lii ngeen tàmbali yàlla na ko yàlla jëmale kanam. Moussa Haïdar ñu ngi lay sant, bëgg yii nag law ci Sénégal yëpp ba ku nekk am ko réew mi njàng mi gën a law gën a jëm kanam. ngeen baal ma àq ci kàddu yi, wasalaamu aleykum wa rahmatullah. السيد والي المقاطعة سعادة النائب في البرلمان ورئيس البلدية مصطفى مبيك، سعادة مدير الهيئة العليا للأوقاف، السيد مدير إدارة الشراكة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية، السيد مدير مفتشية الأكاديمية، وفضيلة الإمام سماحة راعي الكنيسة فضيلة الشيخ داود حيدر المدير التنفيذي لجمعية إحياء التراث،
الإسلامي ونشر الثقافة العربية في السنغال. الحضور الكرام، السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من دواعي سروري أن أشارككم اليوم هذا الحفل الكريم، وأود أن أوصل لكم تحية سعادة الوزير المفوض محمد الهاجري القائم بالأعمال لسفارة دولة الكويت في السنغال من أجل تدشين مجمع كويت الخير الذي قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت بتمويله عبر جمعية إحياء التراث الإسلامي ونشر الثقافة العربية في السنغال. وأود أن أعبر عن مدى ارتياح دولة الكويت بنوعية العلاقات المتميزة التي تربطها بجمهورية السنغال، وكم هي معتزة بأواصر الصداقة الأخوية والحميمة القائمة بين الشعبين الصديقين، وبالتعاون المثمر الذي يستند إلى مبادئ التضامن والقيم الإسلامية المشتركة. أن التعاون السنغالي الكويتي يتطور باستمرار ويفتح آفاقا جديدة، حيث يشمل اليوم مجالات متنوعة في القطاع الحكومي والأهلي. وفي هذا الإطار تقوم الجمعيات الأهلية واللجان الخيرية في دولة الكويت بأنشطة محمودة في السنغال بالتعاون مع جمعيات سنغالية. ويبين ذلك أن دولة الكويت على قناعة بأن جمعيات المجتمع المدني شريك أساسي لدعم الجهود التنموية التي تبذلها حكومة جمهورية السنغال، نظرا لدورها الفعال في تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية لهم. لذا تحرص سفارة دولة الكويت على تسهيل تعاون الجمعيات والجهات الخيرية الكويتية مع الجمعيات السنغالية المشهود لها بالجدية لإنجاح رسالتها الخيرية. ونتمنى مستقبلا واعدا للتعاون بين البلدين لبلوغ معلم تاريخي جديد في مسيرة تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين البلدين والشعبين الصديقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Directeur du partenariat et des ONG au ministère de l'Intérieur, ndax ñoom ñooy tutelle bi nga xamante ni ci ñoom la ONG RPK topp, ndax ONG RPK ministère de l'Intérieur day xool liggéeyam di contrôler transparence bi muy def bu ambassade du Koweït. nee na nag mi ngi kontaan bu baax ci partenariat bi nga xam ni moo am diggante association de bienfaisance yi nekk Koweït ak yi ñuy jàppale ak association de bienfaisance yi nekk fii ci Sénégal te ONG RPK nekk ci bopp bi di intervenir ci domaine yu bari, di intervenir ci wàllu santé, di tabax ay hôpitaux, di tabax ay centre de santé. fii ci Kër Massar centre de santé bi daaw def nañ fi 150 opération cataracte, ñi am jafe-jafe ñu bët ñu faj leen opéré leen te kenn fayul dara. fii ci hôpitalu Kër Massar bii def nañ ci 300 opération cataracte ci weer wii ñu génn. def nañ ko hôpital régional bu Kaolack. centre médico-social bu IPRES def nañ fa 300 nit yoo xam ne fa la leen opération cataracte. defe naa ni kañ nga war a dem Ndioum suba wala ginnaaw suba donc bu liggéey fii tey suba mu nga jëm hôpital bu Ndioum. defe naa ni am na fa opération cataracte yoo xam ni loolu war nañ ko faa def. kon suba la loolu le kon ñu ngi intervenir ci wàllu éducation ak santé, ñu ngi intervenir ci wàllu jàppale nit ñi socialement ñu mën a demal seen bopp. bu mel ni ONG RPK am na ay jigéen yoo xam ni daf leen di defal lu ñu tuddee alqardul hasan, di leen lebal xaalis. mais nag ñu nekk ay yaayu jirim, seen ka leen yoroon génn àdduna, ñu leen di lebal xaalis te duñu fay dara, maanaam sans benn intérêt du ca tege. jox la nga dem liggéey ñu lay contrôler te nga koy fay nànk-nànk moratoire yu olof bu paree nga jël sa liggéey nga dem sa yoon te kenn du teg benn intérêt. loolu ONG bi mi ngi koy liggéey ak yeneen ak yeneen ak yeneen. kon nee na yii nag incha allahu taala moom li ngi yaakaar ni sax liggéey bi incha allahu taala dinañ ko yokk ba mu gën a yaatu moom kilifa gi
ba nga xamante ni lépp dina gën a rafet lépp dina gën a yaatu kon nuyu na ñëpp sant na ñëpp kon kàddu rek mooy liy tënk ci kàddoom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. léegi nag kàddu gi xam ngeen ni kenn moo ko desee kan la dégguma dara kon donc honorable député maire moo fi des macha allah kon honorable idan الكلمة إذا لوالي بلدية بكين أو لوالي بلدية كم إن شاء الله والي بلدية كرمسار inauguration bi dafa dikk ci benn circonstance bu am solo circonstance bi mooy yéen ñëpp xam ngeen ni léegi Kër Massar commune la Kër Massar département la léegi benn ku ne war a dem ak boppam war naa léegi su fekkee ni daroon naa ko feneen fer na war a jug doxati tànki boppam kon nag laaj na ñoo xam ni danañ ko teg te jàpp ci ay loxoom kon ki nga xamante ni moo war a jiite loolu le yàlla nay nekk Moustapha Mbène di ci kan incha allah taala kontaan nañ ci jàppale ak partenariat bi nga xamante ni am na ko ak ONG RPK kon hada al amal yati fi waqti mifsali وهو أن هذه البلدية لقد انفصلت إداريا عن مقاطعة بكين بتوقيع مرسوم جمهوري تنفصل هذه الولاية عن بكين لتذهب بنفسها وتحتاج لذلك إلى مؤسسات تعليمية صحية اجتماعية حتى تكون أهلا لهذا المرسوم الجمهوري بإذن الله تعالى والمنظمة مستعدة إن شاء الله تعالى لمواكبة هذا العمل ومساعدة هذه المنطقة بإذن الله تعالى kon kaddu yu ko dañ koy jox honorable monsieur le maire mu mel ni kon ànd na mu mel ni kon dafa jubóog waa Goxam moom tamit waa Goxam jubóog moom kon ñu jox ki nga xamante ni mooy chargé de communication al mas'ul al i'lami de rais al baladiya huwa alladi yaftax lahu al kalima bismillah sukran ñun ngeen moom arab sukran doo mën a tuddee sukran ay arif al arabi gaa yi nee na sukran waay sukran jërëjëf dama ne wax nga lépp tubaarkàlla waaw trente téyel ma ko suñu dang daa firi sukran daal la xam ci arab mani tubaarkàlla def ngeen teraanga kowe def nañ leen war a def fi lépp waaye nag fii ci Kër Massar kon fekk Moussa Ba ki du péré Seydouna Mouhamad ngeen ñëw jox ko école bi mu liggéey ko jox leen suuf am bukk yomb na waaye bay xalam moo jafe maire de la ville am na waaye maire de la way am na maire de la way day wokk rek mu dugg ci poste maire de la ville nag nii lay def joxe suuf damaa bëgg waaye damaa bëgg ngeen tàcc ma délégué quartier yële tàcc leen ko bu baax a baax ndax ñoom dañoo ànd ak maire bu rafet lool lu ñu wax mu ñu apprécié jàpp ci kon délégué de quartier yi gàcce ngalaama yàlla yàlla guddal seen fan waaye Moussa Ba yaa ci xol lay jóge kuy ñaan doo tàcc ku sa xol neex na nga tàcc Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum bu ma saa ndox ba daane dañ koy tàcc kon tàcc leen Moustapha tàcc leen Moustapha tàcc leen Moustapha man de bu ma jëlee di wax may leen ma nag parce que li may wax kenn du ko dagg waaw man du ma guddal waaye li may wax kenn du ko dagg xam ngeen Moustapha lan moo tax mu def lii ñu bare bu ñu ma gisee ma jël micro muy bëgg a wax du ñu xam lan la kii géwél yi ñooy way géer moom géer a koy way man géer laa waalo laa mais ku baax ñu waxal la yow nag li tax ma jël micro bi ñii toog ñoo tax ak yow lii mu defar ñëpp xamoon naa ne daañu ko defar kii ku ñu ko tudde laa leen di wax tey moom la ñu ma tudde man mii man nag balaa may woy si Mouhamad ba pare dama leen di wax lan moo tax ma bëgg Moustapha Mbengue lu tax ma bëgg Mouhamad Rasoulaay sama numéro téléphone boo may woo li Mouhamad Rasoulaay def la juróomi 5 si ne
muy fajar tisbaar takkusaan timis gee su ma paree ngeen vérifié dégg nga juróomi 5 moo si nekk benn 9 si ne jigéen juróom-ñeenti weer lay ëmb benn 1 moo si ne yàlla amul morom benn ñaari 7 si ne muy juróom-ñaari suuf juróom-ñaari semaine. ba ma lay way ñëpp a defoon ni ci ndey laay way wala ci baay waaye wayu ma la ci ndey wayu ma la ci baay si ki nga bëgg laa lay way ki tax ngay def teraanga di def ni lu baax Seydina Muhammad mooy borom te yaman bi waawi tabaruku bismi wala taadi fi shay'in tere xatarasmi faqad xasamal mawla lawa xayra xasmi taraka ila sabiti baaxi bi jismi faqad xasratak am laa ko wata jallati ñu ne taraka yi ni ñu ne fu mu jëm yaa ko ni ko kaay nga gane ma danaa yibal Jibril muy indi aj mooy aju mag yàlla Muhammad danaa yibal Jibril muy indi jiyaar mooy xare Badar Muhammad Rasulullah xeex Badar ba l'islam taxaw ba ñu si ubbin l'islam Abdoulaye baayam Abdoulaye Abdou Moutalib ay baayam Abdou Moutalib Asim ay baayam Asim Abdou Manaf ay baayam Abdou Manaf Xusay ay baayam Xusay Kilaab ay baayam Kilaab Murata ay baayam Murata Kaab ay baayam Kaab Looy ay baayam Looy Xaalib ay baayam Xaalib Fiir ay baayam Fiir Maalik ay baayam Maalik Nadir ay baayam Nadir Kinaanata ay baayam Kinaanata Xusaymata ay baayam Xusaymata Mudrikata ay baayam Mudrikata Iliyaas ay baayam Iliyaas Mudar ay baayam Mudar Nisaar ay baayam Nisaar Maat ay baayam Maat ñu ne Adnaan fa taksib wa xajja min al alami Seydi Aji Maalik ngeen koy way Kilaabu Murata كاب ولوين وخالد وفير ومالك ندر الكرم كنانة وخسيمة ومدركة إلياس ما مدر أملاي سريمي من أدن نسارا ما آدن من يجاوسه أدنانا فتكسب وخجا من العالم مير دنام في كاد مير واينا من بيك لا تدبقل نجنت خمغل نجمع وخ ديبارتما بيولا département ba yow la dëkk day am kilifa ki ñu la fa fekk ngay liggéey xam nga mas naa andi la li nga yore benn maire mënu koo yor dama dama di tudd doomu Mouhamad moo tax nga yore département te di benn maire yal na la jik yàlla na la jik sama xarit nag bëgg na ma waaye ndeysaan dafa maa bëgg moo tax mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Matar yaakaar naa loolu rek doy na xam nga daf ma dey sànq ne ma dama bëgg nga ubbee comme ni nga ubbee woon sa émission département bi waaye loolu dafay gudd waaye su ma nuyoowee nii rek doy na sëkk pour ñu xam ne jàng naa alxuraan doomu imam bu toogee fii yor micro kon war nañ xam ne jàng naa alxuraan comme loolu daa gudd nag bàyyil ma gàttal rek ma def nii dugg si jataay bi parce que kilifa yi fi toog am nañ feneen fu ñu war a dem beneen yoon beneen émission bu amaatee rek soo bëggee ma duggee waat noonu rek mais noonu daa gudd donc monsieur le sous-préfet de Malika, Excellence, Monsieur le consul honoraire de l'ambassade du Koweït, Talal Chameri, Monsieur le directeur exécutif de l'ONG Arpiaka Cheikh Daouda Aïdara, et Monsieur Racine Ba, directeur autorité du WAC, Monsieur le représentant de l'IA, Mohamedou Lamine Diop, Monsieur le représentant du chef de service d'hygiène, Monsieur le représentant de l'IF de Kermassar, Monsieur le représentant du chef de district de Kermassar, Monsieur le représentant du commandant de la gendarmerie de Kermassar, Monsieur Dr Mohamedou Abdoulaye Sy, représentant des associations islamiques,
chers délégués de quartier et imams, chers acteurs communautaires, Badjanougor, Yayoudara, monsieur le coordonnateur de la maison de justice, monsieur les maires, monsieur les conseillers, chère population de Kermassar, honorables invités, à vos rangs, titres, grades et qualités. Dans le mandat d'un maire, inaugurer une nouvelle école est un moment de forte émotion. Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d'œuvrer à l'épanouissement et du développement de l'enfant. L'enfant n'est-il pas pour sa famille comme pour sa collectivité le renouveau, la pérennité et la continuité? Depuis longtemps, la commune de Kermassar a tout sème de Kermassar, village par son excellence le président de la République, la construction de l'université virtuelle ENO en sont une parfaite illustration. Mesdames, Messieurs, au mois de septembre 2019, l'on a procédé à la pose de la première pierre de ce complexe socio-éducatif. Aujourd'hui, plus précisément, ce 7 octobre 2021, nous voici à l'inauguration de ce bijou réalisé par l'ONG Arpieka à travers le projet WACF, comprenez par la LEC, en collaboration avec la mairie de Kermassar dans le cadre d'une coopération décentralisée bien soutenue. La réussite scolaire, vous le savez, a toujours été un enjeu majeur pour la municipalité. Mesdames et messieurs, permettez-moi pour illustrer ce propos de faire une rapide présentation de ce centre éducatif et sanitaire. L'Institut Arpieka est composé de 12 salles de classe. Une salle de conférence devra abriter les différents cycles avec 6 bureaux et magasins, salles informatiques. Fruit d'une collaboration entre l'ONG Arpieka et la mairie de Kermassar, jouit d'une importance capitale. Cette structure non gouvernementale, créée depuis 1996, nous a toujours accompagnés dans les moments difficiles, à savoir les inondations et la campagne de la lutte contre la COVID-19. Certes, le financement de cette construction franco-arabe représente une importante dépense pour l'ONG et la commune en termes de mise à disposition de cet espace. Mais chacun d'entre nous comprend l'importance de disposer des locaux adaptés à la maison d'éducation religieuse de nos enfants. Les parents d'élèves ne me contrediront certainement pas. Mesdames, Messieurs, la réalisation de la crèche avec 60 orphelins, attendue la première du nouveau département, va contribuer inéluctablement à la prise en charge sanitaire de ces nouveau-nés à entretenir pour le bien-être de la famille. Mesdames, Messieurs, la commune de Kermassar a été toujours constante dans sa politique éducative et sanitaire, marquée par l'augmentation des établissements scolaires et sanitaires et un accompagnement social tel que les bourses et autres. Merci au directeur exécutif de l'ONG et à l'équipe enseignante et tout le personnel de ce complexe avec les nouveaux efforts consentis dans notre commune. Je ne saurais terminer sans pour autant demander à ce que l'entretien soit le mot d'ordre de ce complexe pour permettre aux générations futures d'en bénéficier. Chers invités, je vous laisse avec cette affirmation, je cite: « Ouvrir des écoles, c'est fermer des prisons. » Je vous remercie. Damay nuyu rek mbooleem ñi fi teew ñëpp di ko commencé ci monsieur le préfet dafa empêché monsieur le représentant du sous-préfet ak excellence le consul honoraire de l'ambassade du Koweït
Talal Chamari mi toog sama wet ak le directeur exécutif de l'ONG RPK nekk ni Cheikh Daouda Aydara ci sama wetu ndeyjoor ànd ak directeur haute autorité du Waqf nekk nii ci wetam moom it taxaloog moom te jël fi kàddu sànq nuyu représentant IEF bi nga xam ne mooy Mouhamadou Lamine Diop mi ngi nii sànq moom it jël na fi kàddu nuyu le représentant du service d'hygiène nga xam ne mi ngi nare toog ak représentant IEF bu Kër Massar ak représentant district de santé bi ak représentant commandant brigade bu Kër Massar nuyu docteur Mouhamadou Ablaye Sy bi nga xam ne moo représenté association islamique yi nuyu tamit les conseillers municipaux yi fi nekk adjoint maire agent mais nuyu tamit les délégués de quartier gis nañu ak seen présence bu massif ci bés bi ànd ak imam yi ànd tamit nag ak acteurs communautaires yi bàjjenu gox yi yaayu daara yi et cetera di nuyu rek ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañu muy population wu Kër Massar di wax rek ne am nañ contentement bu baax a baax ci tey jii bi ñu toogee fii di ñëw di inaugurer lii nga xam ne tey mooy institut RPK bi ñu fàttaliku rek ne daaw wala daaw jéeg ñëw nañ fii def pose de première pierre ñaan yàlla def na tey loolu ñu tegoon xeer bi doon ñaan suñu toogee tey jii ba ñun ñëpp ñu fekke ko di ko inaugurer war nañu sant yàlla ne alhamdulilahi rabbil alamin di sant nag bu baax a baax tamit yi nga xam ne tey jii mooy ONG RPK bi nga xam ne tey Chérif Daouda Aydara mi jiite ONG bi ndax nag bi ñu ñëwee seet si ma ñu waxtaan mairie ñu expliqué ma liñ fi bëgg a def yëpp te limal naa leen ko sànq ci français ñi ma jiitu tamit lim nañ ko pour gàttal temps bi li nga xam ne moo nekk ci biir après danañ ko dugg visiter ma gis ne lu am njariñ la ci askanu Kër Massar surtout fi ñu nekk léegi ci banlieue infrastructure yu mel nii daf fi am njëriñ waaye tamit jàppanteeg ONG bu mel ni ñoom it dafa am njëriñ ndax nag wax nañ fi sànq ci li nga xam ne dañ koy jàppale ci Sénégal ci santé ci éducation ci social te yaakaar naa loolu bi ñu fi ñëwee ak léegi dugg fi di defar école bi population Kër Massar commencé nañ ko gis nañ ni ñuy jàppalee askan bi ci santé gis nañ ni ñuy jàppalee askan bi ci social daaw rek ci inondation bi gis nañ ni ñuy jàppalee askan même ci feebar bi bi mu fi duggee muy mbas mi lu am njëriñ loolu nag moo tax ñu jël espace bi jox leen ko ñu defar fi tey lii nga xam ne tey askan bi moo ko moom askan bi moo koy jëriñoo xëy na nag bi ñu koy joxe amoon na ci ay tuuti wax amoon na ci ay coow waaye tey yaakaar naa yéen ay seede ndax tey teew na son excellence teew na kilifa yëpp teew nañ waaye day mi ngi ne toog yaakaar naa ne bu dee mas nañ ma jox 1 franc ci espace bii yàlla bu ma egg sama kër parce que nag maire yi moom suñu joxewee suuf soo gisee nit ñi di contre projet bu maire yi joxe rek dindi ay coow dañu yaakaar ne maire bu joxe suuf rek dañ ko jox ay millions wala ay milliards pour projet waaye man Moustapha Mbengue doxewuma noonu yaakaar naa suuf yi ñuy joxe ci Kër Massar 2014 ak léegi ñu def fi ay projet yaakaar naa ne bëri na lool waaye suuf yu ñu dagg pour di séddoo ay terrain di ko jox mairie bi conseil yi wala agent yi yaakaar naa ne conseil yaa ngi ni sama ginnaaw amagu fi lim naa fi sànq ay infrastructure maison de justice bi bu ñu paree ci inauguration bi moo ciy topp pare na dañoo joxe suuf fële ca Firdawsi ñu tabax fa maison de justice université virtuelle muy ENEO bi dañoo joxe suuf fële ca Medina Gana Sarr presque pare na commissariat de police bi dañoo joxe suuf fële ca zone de recasement pare na ma yam foofu rek ak yeneen
kon yaakaar naa suuf yi ñu fi joxe yëpp 2014 ak léegi ay infrastructure lañ ko def yoo xam ne njariñu population bi la waaye pour développement Kër Massar. leneen li ci des nag muy sant son excellence le président de la république Macky Sall Kër Massar gii tey mu dew def ko département boobu mu ko def wax na ko sànq microcentral wax na ko sànq Kër Massar di demal boppam boobu mu nekk njariñ lu rëy ndax Pikine ga ñu bokkoon tey infrastructure départementale yëpp ma nga Pikine lépp lu ñu ci soxla Pikine la ñuy dem waaye gis ngeen ne infrastructure départementale yi commencé na ñëw léegi ci Kër Massar léegi lu bëri loo xam ne da nga ko daan defee ci Pikine des na tuuti fii ak at wala ñaari at fii si Kër Massar fii ngay toog fii nga koy defee boo soxlaa tribunal dootoo dem Pikine préfet moom waxatuñ ko ndax préfet baa ngi nii ñëw na sous préfet yi ñëw nañ yeneen yi dina ci topp muy hôpital muy stade départemental muy lu mënti doon ci infrastructure kon loolu yaakaar naa ne yokkute bu mag la waaye ñu sant ko ci projet yi nga xam ne yëpp 2014 ba fi nekkee ak léegi dugg na ci dëkk bi muy Promoville projet boobu di moderniser Kër Massar di defar ay tali yu ñuul di dugal ay éclairage public solaire di defar ay route pavage waaye nag li ñu gënoon a sonal entrée Kër Massar bi pont bi yéen ñëpp teg ngeen ko seen bët te léegi mu pare ñu am fluidité circulation ak yeneen yoo xam ne war nañ ko lim kon mën nañu wax ne 2014 ak léegi képp koo xam ne day yaa ñu voté loon wala nga ànd ak ñun wala nga ànd ak la grande majorité présidentielle ci Kër Massar sooy dox doo sëkk booy dox bu la neexee sigil fépp foo taxaw ci Kër Massar mën nga joxoñ réalisation na ci dut sa baaraam ne mi ngi nii ndax réalisation bi duñu wax ne xaalisu état la duñu wax ne xaalisu mairie bi la mais coopération décentralisée bi nga xam ne acte 3 de la décentralisation may na ko communes yi pour ñu def ko tey coopération décentralisation boobu tey ay milliards tey la dugal ci ay yu mel nii yu réalisé ci biir Kër Massar kon loolu sant yàlla la bu baax a baax kon nag comme dañu nekk ci fin de mandat man de damay sant yàlla bu baax a baax li may faral di wax rek dama ne bu fi yemoon sax neex na ba pare l'histoire retiendra que Moustapha Mbeng porte na plaidoyer Kër Massar 2014 di fi def ay réalisation yu am solo di ko xeex tey ba mu nekk département na Kabirou Mbodj xeexee Pikine ba mu nekk département Mbaye Zog Diop xeexee ko Rufisque tey Moustapha Mbeng def na ko Kër Massar loolu nag ku mu neex ak ku mu naqari loolu am na ba pare léegi nag département lañ jëm soxna si jërëjëf département lañu jëm li ñuy wax rek conseil départemental bi ñu bëri ñaan nañ ko su gënee rek yàlla na ko yàlla def commune yi tamit ña koy gérer tamit bu gënee ci ñoom te ñu yéene leen ko tamit ñi gën ci ñoom rek yàlla na leen fa yàlla teg pour que mu nekk développement Kër Massar kon nag foofu la ñuy yemalee kàddu gi di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf